19h30 ci télévision Futur Média mbokki salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ci pèlerinage marial bu Popenguine ay junni doomi aadama rawatina suñu mbokku kerce ñi nag daal nañuy wutali ca dëkku sell woowee ngir daal di màggal lu ni mel daañu fa dem itam fekk fa suñu ndaw yi nga xam ne nag ñoo fa teewal télévision Futur Média ko ci mel ni Pape Fara moom mooy ngeen di gis daañu jokkoo ak moom ci yile jotaayu xibaar daañu wax itam defkatu ñaawteef yi nga xam ne itam ñoom ñoo daal di sóobu ca clinique yaay Khady Fall wi nga xam ne nag moom moo nekk ca quartier Kër Serigne Bara diwaan bu Louga foofee itam bëri na koppar yoo xamante ni daal nañ ko fay jël leneen itam loo xamante ni bokk na ci jaaroy or yoo xamante ni personnel de garde wi ñoom ñoo ko moom ñoom ñooñee nag samba boo yooyee waaye takk der yi ñoom ñoo leen fa dàqee ba tax na itam seen ak ndaamar dañ ko fa bàyyi waaye jàppale ne aw l'enquête daal nañ koy ubbi ci wàll wi xam ngeen ne bés ni ki tey yemoo ko juróomi fan ci weeru juin la ñu màggal ci àdduna wërngal këpp lépp lu ñeel wàllu alam gi ci commune bu Gandon diwaan bu Ndar Géej foofee itam daal nañuy ubbi fa nga xam ne nag fa la ñuy tuur mbalit yi maanaam sëg wa jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi xam ngeen ne lu ni mel ñoo ngi ko daal di sanc ci atum 2008 ba suñu jon yàllaay tey te mu nekk itam aw tooke woo xamante ni askan wa bëri na lu ñu koy jàmbat daañu waxtaanee yi leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram Sadio Mané wi nga xam ne itam mi ngi wéy di gën a fësal li nga xam ne moom moo di xarañteefam xam ngeen ne ni ki démb itam dëggalaat na boppam ci la jamono muy meilleur buteur bu histoire ju gayndey Sénégal yi moom Sadio Mané daal nañu def aw gëstu yaa ci anam wi nga xam ne nag mi ngi koy amalee wàllu tàggat yaram ci réew ak itam club yi nga xam ne moom la nekk Cheikh Saad bu jara lañ ci àndal mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. pèlerinage marial bu Popenguine ay junni doomi aadama rawatina suñu mbokk chrétien yi xam ngeen ne wutali nañ ci dëkk sell woowee ngir daal di màggal lu ni mel suñu ay ndaw itam ñu nga foofee ngir daal di ñuy jukki lépp lu di xibaar ca foofee nga xam ne nag ñu ngi fa nekk Pape Fara ñu ngi moomee la ñuy gis Pape ginnaaw bi ma la nuyoo lan lañ mën a jàpp ci yële jamono. ca diwaan bu Popenguine ci la jamono. naa la bu baax Cheikh Diop di fay tamit mbokk téléspectateurs yi di leen nuyu képp ki nga xam ne mu ngi seetaan fii ci télévision Futur Média luñ ci mën a jàpp rek moom moo nekk ne pèlerinage bi daanaka dëkk bi nii fees na dell nit ñi ñëw nañu ñu dem xaar ni ndaw ñi nga xam ne ñoo dem amal dox bi ñu naan leen marcheur daan nañu ñëw te ci loolu nag dañuy ñëw daal di ànd nag ak ki nga xam ne mooy Berth Camara nekk ci commission communication bi ci tënk rek ñu ko seenee waxtaan ak moom Berth nuyu naa la. fay naa la Pape Fara fay tamit nuyu téléspectateur TFM yëpp di leen di jaajëfal leen di sargal tamit. ndokkale ci pèlerinage. jërëjëf di wax rek marche bi gone yi yegg si nañu ñi nga xam ne ñoo amaloon dox bi lan moo nekk solo si marche bi ci pèlerinage bi ak tamit ban at lañ ko tàmbali. waa Pape Fara solo marche bi dafa nekk loo xam ne mooy le cœur du pèlerinage. ndax xam nga ne sunu société yi bu ndaw yi taxawee rek vraiment société bi day taxaw te lii cosaan la ci pèlerinage marial bi ndax dalee ko atum 1981 ci la colonel Pierre Faye tàmbalee def marche bi commencé ko ci Dakar di dox di ñëw ba ay at di dem ba ñu toll ci ren ci 134e édition bi lim gi di gën di yokku li ko gën a firndeel nag ne ñu toog ñaari at ndax mbas mi ba nit ñi nag namoon ñëw ci Popenguine jaamu si yàlla sargal ci ki nga xamante ne mooy Mariama mu sell bi. ren ñaata la ñu toll ndax ay 10 000 15 000 lañ dem am. ñu ngi ci 22 500 marcheurs. ci 22 000 yooyu nag dañ ci tënk diocèse u Sénégal yi yëpp juróom-ñaar yi. ñu am ci ñetti foyer yu takku yoo xam ne benn bi Saint-Louis la ñoom ñuy wàcc ñëw Thiès. dajaloo Thiès tàmbalee foofu yegg si ba Popenguine ñaareelu foyer de marche bi nekk bu Ndakaaru dajale doyen yu Dakar yëpp ak doyen Sine ak Petite Côte ñooñu ca Mbour la ñuy daje ñeneen ñi
waa Mbour yi di xaar ñi nga xamante ne ñooy jóge Kaolack Fatick ak ñooy noo yegg si waa Ziguinchor. ñu jagleel ko Kaolack ñoom ñooy ren. waa ci pèlerinage bi dañuy faral at bu nekk édition bu ne ñu am li ñuy wax diocèse à l'honneur. ñu sargal benn diocèse ren nag diocèse u Kaolack ñoom la ñu sargal mu nar ci ànd ak seen njiit seen kilifa di monseigneur Martin Boucar Tine. moom sax moo nar a jiite meesu suba bi bu soobee yàlla. ànd ceeg chorale coordination des chorales. du diocèse de Kaolack. ñu jeexal ci thème bi nekk na lu am solo ñu jagleel ko wàllu njaboot gi contexte bi dafa nekk lu nga xam ne lu waroon la. waa contexte actuel la te foog naa ne xel mu sellam yi dafa gindi ñi nga xamante ne ñooy sunu njiit yi di évêques yi ñoom tamit ñu tibbee ko rootee ko ci benn bataaxal boo xam ne Saint-Père Pape François moo ko bind. ñu nekk ci synodu njaboot gi. ñu ne nag ñu ñaan njaboot yi nekk ay bërëbu sellaay ay bërëbu cofeel ak bërëbu jàmm. jërëjëf Berthe Camara bokk ci commission communication bi kon Cheikh li ñu mën a jàpp daal mooy dëkk bi daanaka fees na macha allah marcheurs yi ñëw nañ ñëpp ñëw nañu ñuy waajal li nga xam ne mooy suba lii di Pentecôte bi bu ko defee ñu daal di màggal Mariama mu sell mi fi nga xam ne ci Popenguine ci gorot yi nga xam ne fi la feeñoon ñu delloo leen antenne bi ba 20h ngeen ànd ak Daniel Diouf incha allah ci yeneen xibaar ci wàllu nasaraan. jërëjëf Pape ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci liggéey yi nga xam ne yaa ngi koy amal ci wowle diwaan waaye itam ni nga ko waxee Mariama mu sell wi ñuy ndokkeel bu baax a baax suñu mbokk chrétien wi ci bis wi nga xam ne ñu ngi koy amal ñu leen di wax bonne fête mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko wala boog lu jafkatu ñaawteef yi nga xam ne nag ñoom ñoo daal du sóobu ca clinique Yaay Khady Fall wi nga xam ne nag moom moo nekk ca quartier kër Serigne Bara diwaan bu Louga ñoom itam seen ak lim mënees na koo xayma ci ñaar fukki defkatu ñaawteef yoo xamante ni nag ñoom ñoo dugg foofu bokk na ci ay koppar yoo xamante ni daal dañ ko fay jëlee ay jaaro or yoo xamante ni ñeel na personnel de garde wi jàpp leen ne jamono yi nag way takk der yi daal nañ ci ubbi aw l'enquête ginnaaw itam ba ñu leen rek bëggoon a teg yoxo ñu daw bàyyi fa li nga xam ne moom moo di seen ak ndaamaax docteur Fall moom mooy ki nga xam ne moom clinique Yaay Khady Fall ñu teewlu ay kàddoom. booru 4 heures du matin ci la jëfkatu ñaawteef yi yegsi fii ci clinique Yaay Khady nekk ci quartier Kër Serigne Bara ñoom nag matoon nañu lu jege ñaar fukki doomu aadama wàccee ci ab pick-up daal di dajji bunti dugg si ci bërëb bi. y avait minimum kenn ku yore arme bu gudd man xaw ma arme yi arme bu gudd ak koo xam ne arme bu gàtt la yore pistolet ñeneen ñi c'était des marteaux ay cric jaasi yëpp la yor. bi ñu agressé ko dajji kees bi. jël xaalis bi nekkoon agressé ñaari agent de service fi nekkoon en tout cas ils ont emporté environ la caisse qui tourne autour de 200 000 ils ont emporté aussi chaîne en or kenn kuy garder ak seen xaalis bi nekkoon seen bagage seen sac jël xaalis aussi vigile bi nekkoon di garder. koppar yi nga xamee ni fekk nañ ko ci kees gi nag néew lool ci seeni bët ñu xeeb ko daal di wutali ci logement docteur bi nga xamee ni mi ngi dëkk ci étage bi waaye heureusement pour moom fekk na mu yeewu ba woo waa police. ils ont amené ak ñoom kenn ki benn infirmier de garde bi jël dajji nañ jëm daj bi ñu dajji ñu jël ko teg pistolet si nopp bi xam si bopp bi di menace pour mu woo ma mu may woo téléphone mais ba may woo téléphone diggante bi. am naa temps woo le commandant de brigade gendarmerie moom comme amoo numéro commissaire moom moo woo numéro commissaire bi saa si woo ma dans la minute près ni ma am na ñu ngi nekk ay unique patrouille ñoo ngi si aux alentours. ndawi commissaire Lamarana Dialloy daar bi ñu leen informé rek dañoo daal di daw si ci bërëb bi. mais matul 3 minutes gars yi ñëw dóor ñaari balle sommation gars yi daw dem seen yoon mais en tout cas ba ñuy ñëw c'est vers 4 heures ba avant police bi mu egsi fii vers 4h30 la lañ daw dugg si àll bi. jëm na leen topp mais ñoom dañoo daw piquet bi la ñu bàyyi bu jaar ne ñoom ñu daw dal seen tànk. 4x4 bi nga xamee ni si moom la doon jëfandikoo kii di chauffeur bi moom da ko mujj abandonné seey ci àll bi ginnaaw ba nga xamee ni si takk der yi topp nañ ko lu yàgg. baat ak tontu woo xamante ni Thierno Fall seqoon na ko ak docteur Fall bi moom boobule clinique ñu wëyal xibaar yi wax itam ci leneen mbokk yi ginnaaw aw taxaw seetlu xam ngeen ne bëri na ci ay barab yoo xamante ni daal dañ leen di gas ci Ndakaaru lu ni mel itam tax na lépp lu soxal wala dem ak dikk daal di tàggatémbe liggéey bu ni mel nga xam ne nag CETUD mi ngi koy amal ànd ci ak AGEROUTE xam ngeen ne bu noppee lépp lu soxal wàllu dem ak dikk rawatina ci Ndakaaru pont de l'émergence Aliou Sow dootul tàggatémbe ti benn yoon daañu mën a
dem ci anam wi nga xam ne nag noonee la waree suñu ay ndaw itam daal dinay dem si ab waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey ba Pa Alhassane Ba ak Yaya Diallo ci reportage ñu seetaan. pont bu émergence Aliou Sow dawalkatu woto yu bëri ba ñu xëyee ñu ngi samp ay laaj ana lu waral embouteillage yi ak déviation yi tontu li mooy liggéey yi ñuy amal jëm ci wàllum réseau hydraulique bu bus rapide transit BRT ab opération bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy régler jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum mbënd mi. population yi nga xam ne tey jii ñoo dëkkoon Grand Yoff dañ doon gis ni nawet bu mosaan a jot nit ñi dañ daan am ay jafe-jafe yu métti ndax ndox yu bari daan jógee CICES côté Foire yi daan jógee Grand Yoff ak yi nga xam ne ñoo ko wër ndox yooyu yëpp da daan daje biir Grand Yoff te station bi nga xam ne moo fa nekkoon daawul am doole ji nga xam ne moo war pour mën a yóbbu ndox mi. donc tey jii ci liggéeyu BRT bi dañoo jël solution boo xam ne solution définitive la maanaam liggéey bi ñuy def nii métti na lool ndax indi na ay jafe-jafe ci dem ak dikk bi dem ba léegi ci Dakar waaye suñ ko xasee ba def ko ba noppi kenn dootul soxlaati dara loo xam ne war nañ koo liggéey fii ci wàllu assainissement ci diggante bi nga xam BRT mu ngi fi jaar ci Grand Yoff donc bu ngeen xoolee daa nekk ay canal yu mag yoo xam ni mën naa ni diamètre 2 mètres en PRV yu ñuy posé pour jël ndox yi jógee Grand Yoff yëpp ba Liberté 6 connecté leen ci bassin émergence bi. ngir régler jafe-jafe yi nga xamante ni liggéey yi andi nañ ko mu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi ab plan de déviation la compagnie de circulation bu police nationale teg. ñu ngi ciy jéggalu population yi du loo xam ne suñu coobare la waaye dañ koy def ngir rek bëgg lu jag bëgg loo xam ne moo gën li fi nekkoon te it am na ànd nañ ko ak police ànd nañ ko ak kilifa yi nga xam ni ñoo jiite loolu def benn plan de circulation. jàpp nañ ne liggéey yi dana jeex gën gaa yeex talaata juróom-ñaari fan ci weeru juin gi ñu nekk. jërëjëf Alhassane Ba liggéey postitude boobee nag ñu ànd ci ak Ageroute xam ngeen ne bés ni ki tey moo ko juróomi fan ci weeru juin bokk na ci bés yi nga xam ne nag moom la ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp lépp lu ñeel wàllu alam gi mu mel ni itam daal nañuy ubbil sëkk wa nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Ndar Géej rawatina commune bu Gandon ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi ngir ñu am aw taxaw seetlu xam ngeen ne boobule barab la fay tooke bari na bokk na ci askan wi loo xamante ni boobu ak léegi ñu nga koy jàmbat ca bët gànnaar bu réew mu ñu dem fekk fa Ousseynou Diop. bisu dimanche bi am ak juróomi fan keru juin la ñu amal journée internationale de l'environnement mu doon bis boo xamante nag ci diwaanu Gandon foofee daan nañ ko fay màggal autorités yi daal di jëmbat ay garab ñaax itam askan wi ñu ko gën ko aar ngir nag alam bi ñu mën ko sàmm. tey environnement bi ñu nekk ñun ñoo ko war a entretenir am na solo li ñu def ci suba def reboisement loolu jëmbat garab am na solo. Gandon li leen të jamono jile mooy centre d'enfouissement technique bi nga xamante ni ci atum 2008 lañ ko daal di ubbi woon foofu nag ay junni tonnes lañ fa daal di nemmeeku ci ay mbalit tax nag kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bu ni mel nee na ñu daan ci def seen kéemtalaay kattan ndaxte la mu leen di yàqal dafa bare. ne ay at mi ngi fi doon def ay yàq-yàq ci wàllu agriculture wala élevage gis ngeen fi nag yi léegi ak leneen donc gaaw boobu la ñu soxla mais ñun ñoo koy accompagner aussi. moo tax lépp luñ ci mën incha allahu taala war ci Gandon ci en tant que collectivité war ci Gandon en tant que population daañu matal taxawaay boobu ba bu yéex dee am du jóge ci wàllu commune bu Gandon. ci kàddu maire bi jamono jile loolee dañ cey xaar seen tànk tubéy ndaxte centre d'enfouissement technique bi naw mel jaaduwul tax sax ñu daal cay tàllal loxo nguur gi ngir mu gën leen mën a jàppale. ko sax mën tudde centre d'enfouissement mais dañ fay ñëw rek sotti fa ay mbalit loolu la ñu constaté te bu ñu fa demee je pense que daañu constaté prévoir nañ fa ay tabax tey day nekk sax ci wetam ay dëkkuwaay mën na fa am kon nañu toog xaaru nga xam ni lépp lu jot rek dina yomb. centre d'enfouissement technique bi na mu mel bokk na ci xeexu maire bu bees bi ngir ñu doon koy mën defaraat ba mu méngoo ak jamono. bés ni ki tey itam yemoo ko juróomi fan xam ngeen ne la ñu daal di fësal aw arrêté woo xamante ni jëriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu pétrole bi moom Sophie Gladima moom moo ko daal di xaatim loo xamante ni day dolleeku ci njëg li lu ni mel ëpp li nga xam ne nag moom moo di ñaar fukki dërëm ci la jamono mu nekk ci 890 francs ci jamono yi nga xam ne nag ñenn ci taximaan yi maanaam dawalkatu ndaamaar yi yëguñu ko ñeneen ñi sa des itam lu ni mel doonul loo xamante ni rafetlu nañu ko Mariam Ndiaye Laurent Mendy ñoo taxawoon ci tali bi ngir daje ak ñoom. ñu ngi ko fekkee ci station service bu rue 10 bi taximan bi dafay jënd essence waaye njëgi essence bi ci jamono ji dépassé na ko essence bi dañoo yokk njëg li. waaw dama jàpp sama rajo ma déglu ko bi ma xëyee ma am ci aw naqar lool nag ndax daanaka buñ ko yokkee
li nga waroon a am moom ci pompis bi nga koy joxaat kon maanaam jënde fukk moom jaayee juróom. moom it taximan la waaye yëgul woon ni yokk nañ njëgu essence bi mi ngi xalaat waxaale bu nar a tar bi mu nar a sekk ak client yi. si yéen laa ko yëg man yëguma ko woon maa ngi koy doon yëg waaye nag bu ñu xasee ba yokk naa dina métti suñu ñëpp chauffeur yi dina métti chauffeur yi baax waaye loolu lañ leen bu yokkee bu baax waaye nag client yi moom ñoom habituellement lu ñu doon fay rek loolu lañ fay habituellement parce que ñoom nee na loolu lañ lay wax li ñu doon xam mu fay rek boo ko jëlee baax boo ko jëlu noonu lañ ko dem fay waaye carburant bu xasee ba yokk moom chauffeur yi léegi métti. dalee ko juróomi fan ci weeru juin bi ñaar fukk ak fanweer ak juróomi dërëm la ñu teg ci njëgu carburant super bi léegi litre essence bi doon jar 755 francs léegi 890 lay jar. ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu wér-gu-yaram xam ngeen nag la ñu jàggaani ci ay garab ngir daal di koy dugal fii ci réew bu Sénégal ginnaaw ay xayma nag ay junni wala boog koppar lu bari la mu di ay milliards ci loo xamante ni nag daañ ko sóob ci wàll wi tax na itam ñenn ci ñoo xamante ni dañu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram moo xam ñu yëngu ci wàllu pharmacie partenaire yoo xamante ni nag daal nañuy toog ngir defaw aw taxaw seetlu la ñu bëgg du dara dul wàllu relance ci li ñu dippee industrie pharmaceutique la ñu bëgg itam bokk na fii ak atum 2035 la ñu jéggaani nag la ko xaaj ñu koy defaree fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ba tey lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay projet yoo xamante ni naal nañ ko ci wàll wi lañ ca na mu jukki itam ci ay koppar toll na ci ñetti téeméer ak ñeent ci ay milliards Fatou Kiné Dem moom moo teewee ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ñu seetaan. ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gi-yaram ay pharmacien ñoom ñëpp nag sekk ab table ngir waxtaanee lu soxal lii ñu duppee industrie pharmaceutique Sénégal moom boppam ci wàllu garab lu toll ci fukk ci projet public wàññi nañu ko ñu ne koppar yi ñu xayma ko ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milliards ak fukk ak juróom projet yoo xamante ni privé bi la soxal loolu it ba nu ko xaymaa ëpp na ñaari téeméeri milliards ak fukk solo si nag mooy Sénégal moom boppam ci wàllu garab. Sur ces investissements pharmaceutiques. ci wàllu investissement pharmaceutique tey dafa jàmp ñu am lu ñuy wax souveraineté ndax nekkatul mbirum koom-koom kese Sénégal dinay faral di importer lu toll ci 150 milliards ci wàllu garab tey nag mu nekk mbir moo xam ne mënta continuer ndax dañuy woy kon di aju ci waa bitim réew dossier bi nag mu ngi ci table ministère de l'économie et des finances ndax mu mun jàppale ñi nga xam ne mooy industrie pharmaceutique yi ci wàllu financement. Dans le secteur pharmaceutique. fekk na sax nag ñu jël matuwaay bu am solo mu jëm rek ci yoonal lépp lu soxal wàllu garab fii ci réew mi. Aujourd'hui, le Sénégal a révisé. fii ci Sénégal nag saytuwaat nañu mboolem charte yi tënk wàllu pharmacie li ñuy xaar rek mooy loi bi ñu promulgué ko ndax charte boobu sax booy xool nag dafa bàyyi xel bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy wax yépp beneen liggéey bi mooy wàllu yorin wi ndax mënutoon ñàkk ni suqali bii ñu bëgg a def tey jile ak juróom-ñeenti coppite yi ñu indi ñaar fukk ak juróomi projet yi ñuy tudd mu jëm ci public bi ak privé bi ñu bàyyi xel bu baax a baax li ñu duppee système de gouvernance muy yorin wi ci wàllu wér-gi-yaram. pharmacien d'officine yi nag jaaree nañu ci tamit sargal leen bu baax a baax ndax pas-pas bi ñu am ci seen liggéey. Nous sommes venus accompagner. dañu ñëw accompagner leen ndax ñun suñu rôle mooy fexe ba nga xam ne pharmacie yi dañuy am indépendance su may waxtaan nag ak ñi nga xam ne ñooy pharmacien d'officine yi li may gën a nemmeeku mooy dafa am ay discussion yu pointu yu nga xam ne dañ koy am ci wàllu woowee problème bi nag problème technique la waaye mën naa la wax madame la directrice ne waxtaan wi ñu ngi koy wéer ci ci wàllu déontologie bu am solo. C'est sur la base d'une déontologie très pointue. suqali ndefarum garab mi fii ci Sénégal bokk na ci jël matuwaay bu am solo te muy fexe ba réew mi nag dootu jéggaani garab lu bari fii ak atum 2035 maanaam téeméer boo jël juróom fukk yi ci wàllu garab fii la ñu koy defaree ci réew mi loole yépp nag am lu ko mën a yombal tey jilee muy agence de réglementation pharmaceutique te bi ñu ko sosee yàggul dara. bokk na ci ñeent fukk ci ay gox yoo xamante ni nag ñu nga féete ca Dande Mayo ñoom ñooy fàttali njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall yenn ci ay dige yoo xamante ni amaloon na ko bu ngeen di fàttali ku tournée économique yi nga xam ne nag mi ngi ko doon amal ci diwaan boobee askan wa la ñuy sàkku bokk na ci centre de santé ak itam yokku ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu kaaraangey woowule askan ñoom ñooñee itam ca diwaan bu Matam Ali Bandel Dieng El Hadji Li ñoo teewoon ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko fa doon amal.
rek mu mot at bi fi njiitu réew mi doon amal tournée économique ba mu lancé woon liggéey bi ñeel defar yoon ba ca Dande Mayo ba léegi du benn entreprise la askan wi nemmeeku mu door liggéey bile ci waxtu bi ñuy dëgmal nawet gi nag askan woowule bokk ci Dande Mayo Nord joxante ab daje ci dëkk bii di Dondu ñuy fàttali njiitu réew mi liggéeyam yooyu la. Jamel commune de Matam ba Oréfondé donc dëkk yooyu yëpp ñoo fi tase tey pour wone suñu mécontentement dañoo bëgg a xamal président de la République ñun kontaanuñu ndaxte daanañ dégg président di wax ne da ko bandum waaye ñun mbokk yi de gisuguñu dara man nag damay laaj ne da ko bandum bi si ban côté la de Matam jusqu'à Oréfondé plus de 35 villages yoon bi nga xamante ne tey jii pour nga génn fii rek c'est tout un problème pourtant de président ñëwoon na fi daaw ba def pose première pierre ñun nag dañoo yaakaaroon ne premier mandat bi su jàllee deuxième mandat bi ñun dinañ gis suñu bopp si nguuru Macky Sall waaye ñun mbokk yi de gisuñu dara. Dande Mayo Nord nag mu ngi nekk ci diggante commune yu Nabadji Boki Diavé Guidjilone Dabia Agnam ba sax ca Oréfondé daanaka ci lu ëpp juróom-ñaar fukki kilomètres waaye amuñu sax benn bërëbu fajukaay bu mel ni sax centre de santé. wax nañ Dande Mayo amul hôpital barki démb de am na ñoo xamante ne ñu ngi doon yuuxu si Louga ndaxte am na benn jigéen du ñàkk bakkanam te da doon mucc ñun nag fii loolu dafa nekk habitude daanaka bés bu nekk dañuy gis suñuy soxna suñuy yaay suñuy jigéen suñuy yaay suñuy mag suñuy rak yoo xamante ne dañuy ñàkk seen bakkan ndax bëgg a wasin jommi ak yaakaar gu tas askan wi le dañoo bootu ci ab collectif bi ñu dippe bulletin blanc ñu jàpp ni législative yi ñu dëkkmal dañ ko nar a boycotté. Ali Bandel ñoo Mamadou Alassane Camara xam ngeen ne moom mooy directeur des routes ca ministère des infrastructures moom itam la mu xamle mu di ci la jamono nag lépp lu ñeel xàll wi maanaam liggéey boobee nag ñu ngi ko gën a baral ci la jamono ñu teewlu ay kàddoom. jëm ci Dande Mayo Nord mu am ñaari pàcc benn bi diggante Guidjilone ak Matam ñu jot nañu lancé appel d'offre bi ba tànn entreprise bi ko war a liggéey dossier bi nga xam ne defar nañ ko bu pare ba tànn entreprise bi dañ ko yónnee bailleur de fonds bi ñuy wax BOAD pour que mu joxe li ñuy wax avis de non objection pour que entreprise bi mun a mobiliser wu ñëw ci terrain bi commencé li ñuy wax étude d'exécution démarrer travaux yi effectivement sur le terrain mu des nag beneen partie bi mooy diggante Oréfondé ak Guidjilone foofu nag ñu nemmeeku retard bu rëy dëgg yàlla boo xam ne daf ñu xaw a bett tuuti waaye ñu ngi ci processus pour que difficulté yi nga xam ne jot nañ fa am surtout que dossier bi jot nañ ko jébbal sunu ambassadeur bi nga xam ne moo nekk Riyad te nekk doomu département de Matam pour mu bàyyi ci xel pour que dossier bi avancé fële ci sunu partenaire au développement mi nga xam ne mooy Fonds saoudien de développement loolu laa mën a wax te wax population yi son excellence Macky Sall président de la République projet Dande Mayo bi dafa nekk une super priorité pour moom mooy projet boobu lépp loo taxawal tey ci liggéey loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom la jiital ba tax na il faut que nit ñi bàyyi xel que kenn mënu leen yépp wala manqué considération ba nga xam ne du ñu jël liggéey bi au sérieux Biennale Dakar xam ngeen ne nag liñ ci wane mu ñeel xarañte fii tam bari na waaye bàyyiwuñu ginnaaw benn yoon ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu xel yeneen itam ci ay œuvre d'art plastique yoo xamante ni daal dañ leen koy jagleel moom Moussa Diop bu hôpital bu Fann daal di amal lu ni mel mu ñeel aw atelier boo xamante ni daañ ci mën a gis seen bopp bu baax a baax Ibou Diouf Pape Sangone Mbaye ñoo teewoon boobule vernissage ñu seetaan. bu ñëwee ci béréb bi nekk ci biir l'hôpital Fann fii nag li ñuy duppee l'art thérapie lañ fiy amal fii nag ñi fi nekk duñ leen jàngal ni ñuy defaree tableau wala sax ni ñuy dessiner ku ci nekk dañ lay bàyyi ak sa xalaat. art bi luy faj la lu jàngkat yi saytu ba nangu ko bu yàgg ñun ñi ngi koy def depuis tamit bu yàgg xëy na ñëpp xamuñu ko mais ñu ngi ci te ñu ngi gis njëriñam surtout ci wàll bi ñuy liggéey. ndax art dafa nekk espace boo xamante ne ki koy def dafay maanaam mel ni fireeku mën a teg ci këyit bi li muy yëg li muy xalaat ni mu ko yëgee ndax xëy na janoog nit di ko wax du yomb. techniquement képp ku jaar école des arts rek technique dafay war a nekk lu yomb si yow mais ñun lu ñu jaaxal mooy fii en général
technique bi xale yi di employé yëpp yu si ëpp ay technique la yoo xam ne ñoom ñoo koy indi seen bopp et c'est ça la particularité. l'art thérapeute ñu ne nag dafay may ki nga xamante ne dafa amee feebaru xel mu gis li nga xamante ne lii di aar mën na ko amal njëriñ ngir mu mën a dellu ak sagoom. même soo doon xoolee si bind bi sax am na ñoo xam ne dinañ ñëw def ay poésie ñii di ñëw def ay slam ñii ñëw di bind ñii di way ñii di fecc loolu mooy expression bi maintenant su fekkee ne nag si liggéey bi la ku nekk sa technique dafa libre ñun duñu wax kenn ne ko defal lii wala defal lële ku nekk daal li nga sentir moom ngay def ñu jàppale la si jox la matériel orienté la. fii ci hôpital Fann aar bi ñuy def nag dafa am solo lool ci lépp lu ñuy sukkandiku ngir mën a taxaw yile malade. beneen fànn bi mooy delloo si ko ci société bi parce que ñun suñu xeex loolu la li ñuy faj dañu faral di leen beddi suñuy malade beddi ñu sax ñun ak ñoom mais xeex bi mooy jël suñu place ci société bi wan ne que ci société bi lañ bokk te loolu mooy particularité école de Dakar. œuvre yi ngeen di gis nag atelier d'expression bu clinique psychiatrique Moussa Diop bu hôpital Fann te ñu amaloon fa ab liggéey bu mucc ayib ci loolee la bàyyi ko loolu nag bokk tamit ci offre biennale Dakar bi ñuy amal ci biir hôpital bi le jërëjëf Ibrahim ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu tàggat yaram xam ngeen ne moom Sadio Mané mi ngi wéy di gën a fësal li nga xam ne nag moom moo di xarañteefam doomu Bambali wile ci la jamono nekk meilleur buteur ci histoire des Lions maanaam ci wàllu taarix lu ko may itam bokk na ci but yi nga xam ne daal na koy dugal ni ki démb ci match Sénégal ak itam Bénin 2 bal ci benn leneen loo xamante ni daal nay toftalu ci li nga xam ne moom moo di carrière am ñu ànd ci ak Cheikh Sadbou Diarra Thierno Laurent Mendy. Sadio Mané dugal na 3 but ci jongante Sénégal ak Bénin ci éliminatoire CAN 2023 yi ba tax na attaquant bi am 2 but ëppale ci taarixu équipe nationale bi di beneen jaloore bii di ko may mu nekk ki gën a ràññeeku ci gaynde yi. nag moom jamono yi étoile moo tàkk amul dara loo xamante mun nañ ko génne mu nekk meilleur joueur équipe Sénégal parce que li mu fi def amul benn joueur Sénégal nga commencé ci Bokandé nga dem ba ci El Hadji Diouf nga dem ba ci ñoom Fadiga c'est vrai que c'est des joueurs yoo xamante ni def nañu Sénégal lu bëri mais Sadio moom moo fi gagné Ligue des Champions en tant que Sénégalais Sadio moom moo fi gagné li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique des Nations en tant que Sénégalais Sadio moom la ñu doon laam-laamee mun na nekk Ballon d'Or wala kenn mënu ko nekk xam nga Sénégal jamono kenn mësul xalaat benn joueur Sénégal ba ne kii war na mën a bokk Ballon d'Or wala Sadio lañ ko wax. ginnaaw fukki at ci biir équipe nationale bi Mané mel na ni amatul lu muy prouver lenn rek dese ko di jox Sénégal coupe du monde. li des ci carrière am lenn rek moo ko dese li nga xamante ni grand joueurs yi en tout cas moom la ñuy def mu jeex mu di wàllu coupe du monde parce que pratiquement li nekk Europe comme trophée gagné na ko gagné na championnat gagné na Ligue des champions nekk na parfois même meilleur joueur foofu ci championnat bi nekk na meilleur buteur fàtte woon naa ko donc coupe du monde moo des coupe du monde nag c'est vrai que même bu gagné wul sax su yóbbu jour bu muy yóbbu Sénégal en demi-finale dina def li nga xamante ni benn Sénégalais def ko mais aussi benn Africain def ko. ak triplé bi Sadio Mané mu ngi dëggal boppam ci wutum Ballon d'Or mondial bi te talaata bi rek ci diggante Sénégal ak Rwanda mën na yokkaat ay jalooreem. Mon intention c'est de faire gagner mon équipe et surtout gagner des trophées avec le Sénégal. jërëjëf Cheikh mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na léegi ak rédaction bu télévision Futur Média ci xibaar yi ci français da ngeen ci ànd ak nga xam ne nag moom moo di Cheikh Tidiane Diawo lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.